i rajo benn waxtu dal leen jàmm ci kàddu gi Khalifa Diakhaté asalaamaaleykum li gën a fës ci xibaar yi. ak dal ba lépp leer ci mbiri Aïda Mbacké mi taaloon borom këram ba mu mujj faatu loolay bëgg-bëggub AJS di kuréel gu boot ay jigéen yu yëngu ci wàllug yoon di ay juriste ñu doon teggi tuuma ci ne dañu jàppal tànk ndaw si. jëwriñ ji yor wàllug biir réew mi leeral ana lu tax mu daal di oññi waa FRN di kuréelu opposition gi jiitaloon seen ay kàngam ngir ne xool ndax fichier électoral bi xët wa ñu tënk ñi war a wote dëppoon na ak yoon am déet ne du coobareem waaye opposition boobu dañu wàccewul ak yoon seen kuréel gi dëppawul ak yoon te moom bëggul ku ko yedd waaye tamit bëggul jalgati yoon. kuréelu ko mbootaayu xeet gi ñu ne dafa far lu jëm ci gàkk yi ci kaw Karim Wade ginnaaw leeralu ko jëwriñ jor wàllu ko yoon colonel Sangu Fati Faye daal dinay feelu Ismaïla Madior Fall ne loolu yi mënta ne moom colonel Faye doon bokk ci ñi daan bind ay kàggu ginnaaw ay daje yu daan am ci kuréel yu ni mel foofile ca mbootaayu xeet yi. xibaar yi Aliou Diassé ma leen koy dégtal ci kàddu gi Khalifa Diakhaté asalaamaaleykum. mbiri Aïda Mbacké mi ñu ne woon moo taal borom këram ba mu ñàkk bakkanam kuréel gi boot ay jigéen yuy liggéey ci wàllug yoon di ay juriste dippe seen bopp AJS ñoom daal nañuy gàgganti ñi ne woon wala kàddu yi jiboon ne dañu jàppal tànk ndaw soosi di faral ko AJS leeral ne ñoom lenn rek moo leen yitteel seen bëgg-bëgg mooy daal ñu bàyyi yoon daal di leeral lépp ba ñu xam ana mbir mi lan moo ko waral balaa ñoo sikkal ndaw si. Ami Sakho moom moo yore jokko bi ci IGS dañ koy déglu ak Aminata Ndiaye Sarr. xam nga association des juristes sénégalaises dafay ñaawlu bépp violence ak fu mu mënti jógee moo xam góor moo ko def moo xam jigéen moo ko def ñun dañu ne violence kenn waru ko encourager fu mu mënti xewee ak ku ko mën a def rek nañu condamné kooku bu yoon wanee kii moo ko def lépp loo xamante ne yoon war na ko def ci kooku pour ñu teg ko ay daan. Aïda Mbacké xam nga ñu bëgg dañuy wax association des juristes daf koy défendre. ñun défendre ñu Aïda Mbacké mais li ñuy défendre mooy koo xam ne yoon waxagul ne moom moo def parce que dafa am ci yoon lu ñuy wax présomption d'innocence maanaam nit ki tant que atte wuñ ko ba atte bi dañuy jàpp ne liñ koy tuumaal mënuñu wax ne moom moo ko def léegi nag su nekkee yoon dem na ba ne moom moo ko def ñun dañu naan ak ku mu mënti doon rek yoon li mu war a def na ko def maanaam na appliquer loi buñ ko waree teg ay daan nañ ko daan loolu rek la mais bu question de dañu naan dañuy défendre kii wala dañuy défendre kële ñun violence képp ku ko def mënuñu la défendre. jamono ji Aïda Mbacké di wasin bees ñu ne mu ngi ci ab clinique fii ci Ndakaaru ñuy xaar yaram wi daal di amam péex ngir yoon daal di koy mën a teg loxo waaye jamono ji am na ay alkaati wala ay takk der yu ñu nga koy saytu ak di ko surveiller ñu wéy ci xibaar yi. lépp luy xibaar mën ngeen ko am ci iRadio. FRN di kuréel gi boot lenn ci opposition bi daal di xëyee makkaanu jëwriñ jor lépp lu aju ci wàllu ko biir réew mi seeni kàngam la ñu jiitaloon ngir ne saytu ji fichier électoral bi xët wi tënk turi mboolem ñi am yelleefu wote ñi bindu woon ngir xool ndax dëppoon ak yoon waaye dañ leen mujj oññi ana lu tax ñu oññi leen nee ñu dañu dëppawul ak yoon amuñu kayit guy wane ne daal ñoom maanaam am nañu dayop jëwriñ ji daal leen di dalal nee ñu waaye ñoom bàyyeeguñu ndax la ñu màtt faa mu dog ginnaaw gàmmu gi dañu dellusiwaat Baba Ndiaye. Aly Ngouille Ndiaye nanguwul déglu front de résistance nationale taxawaayam boobee métti na lool ñi bokk ci boobu le front docteur Cheikh Dieng moom moo yor lépp lu jëm ci wàllu élection ci parti démocratique sénégalais. waaw tey comme ni ngeen ko xamee dañoo bindoon ministre de l'intérieur le front national donc niñ ko loi bi mayee article L48 donc dañoo jóg ñëw tey pour saytu. fichier bi ñu gis fi dispositif policier bu mag a mag ñu tere ñoo dugg ndax ministre bi nee na moom reconnaîtrewul front bi na ko chaque parti désigner ay représentants bu ko defee dina leen aménager benn salle ñu def suñu liggéey saytu bi nga xam ni moom la ñu loi bi may. bu ñu sukkandikoo ci kàddoom nee na waxi Aly Ngouille Ndiaye yooyee taxawul tekki ne du ñu nangu kenn koo xam ni dina leen fowee. vous savez FNR ay parti politique légalement constitué ñoom ñoo ci nekk ñoo xam ne ñoo ànd di liggéeyandoo di saytandoo pour élection yu libre yu transparente am loolu moom da nga koy gis rek ni dilatoire lay def wante wàcc moom daanu ci gën a gaaw. loolu moom loi moo ñu ko may
te lu ñu loi may dañ koy jël ba mu jeex tàkk duñ ci xaar ndigalu ma Samba wala ma Demba. Front de résistance nationale nee nañu taxaw nañu tem ngir leeraange am ci fichier électoral bi nee nañu danañu amal beneen ndaje boo xam ni képp koo xamante ne ni parti nga te nga bokk ci opposition bi danañ ko amal ginnaaw gàmmu gi ndax daal nee nañu fekk lu nu bëgg ci fichier électoral bi amuñu ko seen tànk duñu ko teggi benn yoon. Aly Ngouille Ndiaye jëwriñ ji ni ma leen ko waxee leeral na ni du coobareem tey du bànneexu bakkanam waaye kuréel gi moom dafa dëppawul ak yoon te bëggul kenn ku ko ca yedd li koy firndeel mooy ne tontu na seenu bataaxal ndax wor ma waaye daal li ñu bëggoon moom mënu koo matale lu jëm ci fichier électoral boobu ñuy teewoo moom jëwriñ ji daal dinay leeral ne amul benn njàqare bu ñu ci war a mën a am ndax ci wàllu mataleem bu ñu koy xayma téeméer boo jël juróom-ñeent fukki yeeg juróom-ñett yi mën a jàpp ne lu matale la Antoine Diouf. ministre de l'intérieur li mu wax leer na nee na du dalal front démocratique et social de la résistance nationale ndax kuréel boobu nekkul ci wàllu yoon. Aly Ngouille Ndiaye. tey duma leen recevoir parce que tey lañ bindoon ne dañuy ñëw te niñ ma ko bindalee dañu ne front Sarr moo bind lettre ci turu front démocratique et social de résistance nationale ne dafay yónnee tey alxames fukki fan ak juróom ci weeru novembre bu fukki waxtu jotee ay expert seen parti yi pour ñëw ne nañ dañuy contrôler fichier général des élections bi ñu waxee loolu nee nañ fi nga ko tënk mooy code électoral bi notamment article L48 tontu naa leen ne bu doon sama sago dinaa leen recevoir parce que man awma benn problème pour recevoir ñi ma bëgg a seet si surtout ci wàllu sama liggéey waaye dama ne leen maanaam kuréel gi ngeen bind maanaam bi ngeen mbubboo pour bind ma lettre day kuréel goo xam ne gii xamuñ ko. lu jëm ci fichier électoral bi ministre bi ne wóor na. lu ñuy wax rek dañ ci teg ay firnde parce que loo ci wax te teew ko ay firnde day indi werante rek man damay bëgg su may wax su ma teg ay firnde su ma amul ay firnde moo koy wuti ba pare bala maa wax bi ñu ñëwee yàlla def président Macky Sall teg ñu ci bopp ministère bi ñu ñëw lañu njëkk après élection yi 2017 dañoo critiqué ne fichier bi baaxul bi ñu ubbee waxtaan bi ak parti politique yi yëpp au mois de novembre 2017 bi ñu waxtaanee dañuy jàpp ne dañoo war a auditer fichier bi Union européenne moo ñu financé audit bi ñu paree rapport bi dañ ko joxe ba pare wax li nekk ci rapport bi devant la presse conclusion bi li mu ci wax mooy fichier bi jàpp nañ ne baax na. li des ñu yegg ci élection présidentielle bu 24 février 2019 bëreetul fu mu nekk nii nag diggante pouvoir bi ak opposition bi ñu ngi werante ci lu jëm ci fichier électoral bi. Antoine Diouf Karim Wade kuréelu kàngam yu mbootaayu xeet yi te wàllu ak yelleef doomu aadama daal di neenal la ko CREI gàkkale loolu aw sos lay gën a méngool leeral yi ba woon ci jëwriñ ji ñu dénk lépp lu jëm ci wàllug yoon gannaaw kaddu yi nga xam ne jib na bàyyi ko ci parti démocratique sénégalais wala ka yore seen kaddu di maître Amadou Sall daal di leeral ci Facebook am daal ne daal ab jukki la bu mu jëlee ci këyit ga ONU ci kuréelam googi daal dinañuy wax ne dañu war a far li nga xamante ni moom mooy Karim Wade lañu ko jàppale lañu ko toppee wala it mu doon lu ñuy jàngataat jëwriñ ji nag daal di ci indi ay leer rek daal di ne kuréel gi amul dayo bi waaye tamit amul sañ-sañ bi daanaka kàddu yu ni méngool rek mooy tukkee ci colonel Sango Faty Faye leeral ne kuréelu ko mbootaayu xeet googi daal amul sañ-sañ bi te tamit ab cëram mayu ko mu wax lu ni méngool ndax Sénégal it réew moom boppam la colonel Sango Faty Faye bokkoon ci ñi daan bind kàggu yi daan tukkee ci dañ daan faral di amal foofu ngir Sénégal ci xeetu kuréel gu ni méngool si solop kàddu yooyu mu yëkki dañu ko ciy déglu ci ay leeral. tous les droits de l'homme il faut ñu xam lan mooy liggéeyam lan la moom dafa comme Nations Unies lépp lu ñii di taxaw ci ak yelleef doomu aadama c'est pour jàppale état yi gunge leen pour ñu wàccoo ak yelleef ak doomu aadama. pacte yooyu Sénégal daf ko signé ak yeneen dëkk du dëkk àdduna bi yëpp ñoom ñoo nangu signé ak ratifié pacte boobu mais ñi ko nangu ñoom ñoo ne ñoom nañu wàccoo ak digle yu pacte boobu def état dafa am souveraineté dafa nangu dugg ci mbir mi signé ak defar donc ça veut dire que comité boobu amul benn doole pour ñëw nasaxal wala annuler lu suñu juge yi wax wala décider amuñu mën-mën boobu puisque lii jàppalante la liggéeyante la gunge la pour gën a affaire yi gën a dox ci droit daal ci yoon loolu la donc amul benn doole boo xam ne comité boobu am na ko pour annuler ou quelque chose comme loolu du cëram.
kon mu nekkoon colonel Sangu Fati Ngom ci gàggandiku bokk ci kuréel gi nga xamante ne ni moom daan bind ay kàggu ci daje yi nga xamante ni daanaka daañu ko faral foofu ci mbootaay xeet yi kuréel yi solowoo yellee fi doomi aadama ak mbir yi politique kon mu wax ne ni ngeen ko déggee rek loolu du lu méngoo te it du loo xamante ne ni xel nangu na ko ndax Sénégal réew moom boppam la kon sañ-sañ bi waa mbootaay xeet yi amuñu ko. iRadio xibaar yu wér ak fu ngeen mënti nekk. ca Tivaouane ku ñu fa gisandi woon jàngoroy deng daal di koy jàpp muy xeetu si barigo gi daanaka def nañ ci lépp li war ba ci anam yi mu gën a gaawee daal dinañu koy matale leneen di ñu war a matale mooy cat ga ak wér-gu-yaram ga loolu yi lu ñu fay toppatoo la te fulal ko rawatina gàmmu gi ñu jëm service d'hygiène daal di dalal xel yi teg loxo lim bu takku ci ay ñam yu mën a jur aw lor daal dinañuy jëli tamit mbooleem seen i matukaay yi jëm ci xeex jàngoro jooju nga xam ni mooy jàngoro deng nee nañu lépp matale na envoyé spécial bu iRadio Mouhamadou Kandji. fii ci Tivaouane nemmeeku woon nañ fi benn kaawu deng waaye loolu mujjee nañ ko saafara loolu ki ñu ko xamal di Amadou Sow Ndiaye nekk njiital brigade spéciale bu service d'hygiène fii ci Tivaouane. waaw amoon na benn cas boo xamante ne amoon na mais cas boobu mi ngi jóge woon na Touba Mbacké. bon mais fii ci niveau Tivaouane loolu rek lañu gis tey ñun def nañ ci ay jéego yoo xamante ne yàlla def na ci saafara. ñii di service d'hygiène amal nañu sax ab nangu ci ay ñam yoo xamante ne ni baaxul ci wér gi yaram. matukaay yi nga xamante ne moom lañ jël mooy déjà dëkk bi yëpp pompé nañ ko amul kër goo xamante ne jaaruñ fa pompé ko muy place yi nga xamante ne aussi muy jàkka yi dafay concourir ci protéger population yi donc en dehors de ça def nañ ay visites à domicile ci kër yi. ndox yi nga xamante ne moom la ñuy naan aussi ñu ngi koy contrôler di seet ndax taux de chlore bi nga xamante moo ci nekk jaar na yoon bon camion vidange yi aussi am na ay liggéey yoo xamante ne def nañ ko ci parce que dañuy éviter déversement sauvage yi bon grande cuisine yi aussi ñu ngi ci am ay liggéey yoo xamante ne moom la ñuy def. ngir gàmmu gi lépp jaar yoon service d'hygiène yónnee nañ lu toll ci 120 éléments fii ci Tivaouane ñoom ñi lay commencé nañ sax seenub liggéey ci ndorteelu mois de novembre bii ñu ne. dëkk yu mel nii nga xamante ne ak événement yoo xamante ne dañu am envergure nationale et même internationale parce que ñëpp a fiy ñëw donc ñu bëri dañuy profiter ci occasion yooyu produit yi nga xamante ne moom lañu yor muy produit périmé ak produit avarié yi ci la ñuy yéem di ko écouler mais service d'hygiène mi ngi def liggéey bi nga xam ne moo ci war ba am na loo xamante ne lu tollook 4 tonnes 250 yoo xamante ne éliminé nañ ko récupéré nañ ko donc te ñu ngi continuer ci liggéey boobu. ngir ñëpp mën a gàmmu si ci jàmm ñibbi si jàmm service d'hygiène ñu ngi ñaan ñëpp ñu nekk fii ñu def attention bu baax ci li ñuy lekk ñu ngi leen di ñaan itam ñu bàyyi xel bu baax ci li ñuy lekk ñu ngi leen di xamal itam ñuy faral di raxas seen loxo ak ndox ak saabu ngir mën a xeex lépp luy jàngoro fii ci Tivaouane Mohamed Kandji ngir iRadio. Mohamedou Kandji gàmmuk ren gi autoroute à péage bi amul fay njiitu réew mi jël dogal bi Macky Sall amal njeextelu tukkib ñaari fanam tey ji ndax Tivaouane fa la nekk jamono ji waa Ageroute ci Sénégal daal di leeral rek ne mbir moom mi mu ngay yem ci diggante bi ma leen di bëgg a àggee AIBD Thiès Xombol Oumou Kalsoum Ba. autoroute à péage dinañ ko ibbi ngir gàmmu gi ñi fanar a jaar duñu fay dara ki xabaar li ni mel mooy président Macky Sall ginnaaw bi mu demee niki démb ca Tivaouane waaye Ageroute nag mu ngi wéy di leeral ne yoon bi jàpp Thiès AIBD ak Xombal loolu mooy li nga xam ne moo gàllu seen ak ndodd te ku fa jaar ci jamonoy gàmmu gi doo fay dërëm Mouhamadou Moustapha Dem chef de mission autoroute à péage AIBD Mbour Thiès. léegi Ageroute moom mi ngi jaar jógee ci aéroport bi dem ba Mbour ak dem ba Touba léegi diggante ci gàmmu gi dañuy ubbi diggante aéroport ba Xombal incha allah léegi Ageroute waa dem jël ay disposition pour que ñu mën a jàll ci en toute sécurité mais diggante boobu amul lu ñuy fay waaw diggante Dakar bu tëglu nag kooku da ngeen di jéem waxtaan ak waa Sénégal ñoom ñoo gérer foofu dafa bokk ci li ñuy wax domaine concédé ñoom lu ci lépp lu ci am ñoom ñoo ci mën a wax dara. bile dogal nag dina tàmbali niki àjjuma gi bu ñetti waxtu jotee ci bëccëg Ageroute nag di wéy di teg ay feem jëm ci kaaraange askan bi ñu dem ci jàmm ñibbisi si jàmm. mooy nañ ko ubbi diggante àjjuma 8h ba àllarba à 8h. waaw loolu sécuritaire bi nañ bu amee signalisation am na fu mu pare dafa ay bonhomme ñu leen mën a gunge expliqué leen fi ñu mën a jaar ak yooyu. waaw ba pare ñaanuñu ko bu amee oto bu fa paan wala accident bu am nañ teg ay engins ñu mën a dégager yoon bi ñu mën a jàll en toute sécurité. ci fàttali nag
ci atum mai 2018 nguuru Sénégal mbébétam moo nekkoon dugg ci capitalu Senac SA donte nag ba léegi kenn xamagul ñaata ci ay koppar la nguurug Sénégal di wax waaye nag am na ay borom xam-xam yuy wéy sax di xibaar naan nguurug Sénégal dina am lu toll ci 20 wala fanweeri poñ ci capitalu Senac SA. i rajo xibaaru digg bëccëg gi fukki minute ak ñeneent moo toftalu ci benn waxtu ñu wéy. xibaar yi day wéyandi ci www.emedia.sn. koom-koom gi làmbook xarala yu yees yi réew yi làkk nasaraan ci Afrique dañ cee tardé kuréel gi boot ñi cay liggéey moo ko biral Antoine Ngom ci ubbitëpp daje bu réew yi nasaraan yi di yittewoo nasaraan kàllaama gi ci diwaanu Afrique amal fii ci Ndakaaru misaal daal di misaal Nigéria réew Kenya réew Afrique du Sud yi nga xam ne ñoom kàllaamay anglais la ñuy làkk jéego yu am solo yi nga xamante ne amal nañu ko te ba nëgër ni ñiy làkk nasaraan mënuñu koo amal mu ne lu ni méngoon dëkk ngir ñu matale ko faaw ñu jaar ci yoon wi muy aw yoon wu ñuy xàll ngir rek lépp lu jëm ci mbirum koppar ñu xool nan la ñu koy yëwéndale ci biir xarala yu bees yi Antoine Ngom ci leeral ak Ousmane Gueye. Les pays francophones sont en train de perdre du terrain. réew yi làkk kàllaamay français daal dañoo deltu gannaaw bu baax a baax ñii làkk kàllaamay anglais li ñu rawee sax fas mënu koo daw ci jumtuwaayu xarlu yees yi misaal mi di Nigéria Kenya Ghana ak yeneen foo ci dem tey jii la ñu ngi amal ay yëngu-yëngu ci wàllu xarlu yees yi koom-koom ko di ci ruus yi di ci jërëñu bu baax a baax wane ci tamit ak xarañteef tax na sax daanaka chinois yi ñoom la ñu watali def fi mu toll nii lépp loo xamante ni am nañ ko ci wàllu marché rek dañ leen koy baaxee te fi mu toll nii lu mu gàtt nag toll na ci $200 ak $50 millions yoo xamante ni réew yooyu di làkk kàllaama anglais ña ngi koy jëriñoo ab xayma moo wane lu ni mel Afrique du Sud ak Nigéria ñoom waxatuñu dara fi mu toll nii ña ngi koy jëriñoo bu baax a baax kon ñun tamit dañoo war a wane xarañteef gu ni mel topp ci yoon wi. Et d'être attrayant. ca Ziguinchor foofu ñu war fa dalloo ab centre bu la ko yitteel mooy daal di tàggat ñu yëngu ci wàllug tourisme ak lépp lu ca aju ci ay xeeti métier centre boo war a dalal lu toll ci 100 ak juróom fukki étudiant am ndaje lañ ca amal bi ñu xëyee ngir daal di xamle askan wa ak solop bërëb boobu Aminata Ndong. liggéeyub centre de formation bile ñu tàmbali ko te Ziguinchor bile centre fas yéene am taxawaay bu am solo ci wàllum tourisme ca bët saalumu réew mi gannaaw ndaje ba ñu doon amal ngir xool naka la ñoo def ba ñoŋal wàllum tourisme bi ci bile gox Boubacar Sabali mooy njiital conseil d'administration bu cluster tourisme. ndaje bi ñu fi am tey ma koy rafetlu si turu njiitu ministère formation professionnelle apprentissage artisanal ak njiitu ministère bi ñu denk tourisme ñu àndoon fi gunge le cluster tourisme hôtellerie bi nga xam ne benn conseil d'administration moo fa nekk professionnels yi nekk ci secteur tourisme hôtellerie jiite ko ñu gunge leen woon tey pour ñu dajeek seen naataango yi nekk fii ci région de Ziguinchor ngir ñu waxtaan ci centre bu bees bi nga xam ne État du Sénégal AFD Banque mondiale ñoo ko jagleel secteur du tourisme hôtellerie dans la zone Casamance. ci ndimbalu nguurug Sénégal agence française de développement ak waa Banque mondiale bile centre bokk na ci projet yi tàggat ndaw ñi ci wàllum xëy. ngir mu mën a méngoog wàllum formation centre bile dañu ko war a dénk ñu seen xam-xam màcc ci wàll mi bu ñu sukkandikoo ci kàdduk Michel Faye mooy coordonnateur bu programme école entreprise ca ministère de la formation professionnelle. centre yooyu mun nañ jël ay xel bind leen mais il faut que xale yi remplir conditions yi nga xam ne moo mun a tax nga dugg ci formation yi conditions yi nag décret moo ko sam parce que diplôme boo gis diplôme d'état la te diplôme d'état boo gis dañ ciy fixer conditions yi nga xam ne balaa nga see dugg da nga ko war a am formation yi ci CLEC yi formation privée formation initiale la maanaam état moo am responsabilité jox citoyen bu ne benn qualification professionnelle. taxawal bi ñu taxawal bi les centres de formation dina am rôle bu am solo ci développement tourisme ca Casamance li ni mel di kàddug Babacar Niang moom mi nga xam ne moo toftalu ca gouverneur bu Ziguinchor te yore wàllum développement. centre bi day permettre jàppale ñëpp ñi nga xam ne dañuy liggéey ci wàllu tourisme ñu mën leen former yokk seen xam-xam ndax seen liggéey gën a xarañ ndax ñu gën a mën a développer lépp li nga xam ne Sénégal daf koy liggéey ci wàllu tourisme ci loolu nag état bu Sénégal daf ko def ci benn politique boo xam ne ci politique globale bu commencé ci faire de la région de Ziguinchor muy bërëbu tourisme boo xam ne ci du bokk ak yeneen yi ci en termes d'accompagnement mais aussi wàññi bépp taxe boo xam ne ci ñi nga xam ne dañuy investir ci wàllu tourisme dañ koy def. ab kuréel buy saytu liggéey bi ñeel taxawaayu bile centre de formation sa Ziguinchor daañu ko amal bile centre mbébétam di gën a ñoŋal wàllum tourisme sa bërëb ba bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xam ne ñoo yore liggéey bi.
xibaaru bitim réew ci iRadio. Bokar Alpha Kane salaamaaleykum. maaleykum salaam Khalifa. réewum Gabon la ñuy dellu foofee nag charte réew ma dañ ko laalas lëf ngir ñu mën a amal benn jéego. ba si ñaar xam nga président bi dafa feebar ma nga entré ca Arabie Saoudite. boobu ba léegi mënut jóg te réew mi nag il faut mu dox te am na dossier yoo xam ne mënut xaar léegi ñu constitution bi moom leer na. bu fekkente ni dañoo jël président au Sénat wala président assemblée mu remplacer ko comme ñun fii li ñu am ci sunu charte réew dans 90 jours day organiser élection. léegi nag pour contourner loolu. gars yi jël constitution bi am tëju xool liñ ci mën a soppi pour que vice président ba mën a convoquer ay conseil des ministres mën a daal yor réew mi. waaw loolu daal la gars yi def léegi nag ñun am na waxtaan yi ñu ci amal ak professeur Babacar Gueye ki ko seq ak moom di Awa Diop mu indil ko ci ay leeral ne doxalin boobu moom lan moo ciy gis-gisam ñu déglu ko. ndogal bu kenn mësuta gis la lu dëppoowul ak constitution boobee di gis-gisu professeur Babacar Gueye ci ndogal bi constitution bu Gabon jël yokk ab paragraphe ci constitution ba. waaw loolu de lu bees la daanaka mësuma ko gis ci benn réew bu nga xam ne pour constitutionnel dafay yokk paragraphe ci constitution bi pour mën a tabb nit mu def intérimu président dafa doon lu bees ndax boo jëlee constitution yi dañu xaajaat la bu baax pouvoir yi ñetti pouvoir yi pouvoir judiciaire pouvoir exécutif pouvoir législatif pour constitutionnel bu demee nag bay mën a di yokk paragraphe ci constitution dafa fekk dafa jël place su législateur dafa jël place su pouvoir législatif te loolu jàpp naa ne dëppoowul ak constitutionnalisme bi nga xam ne moom la ñu xam ci réewu as. bu nu sukkandikoo ba tey ci kàddum loolee du doxalin bi nga xam ni moo jaar yoon ci loolee constitution ba dafay taxawaayu législatif te fekk ni ñoom pouvoir judiciaire moo leen soxal. ci sama xam-xam bu gàtt buñ ko doon jaaralee yoon normalement dañ ko waroon a jaaree ci kanamu assemblée nationale. ñu réviser constitution bi bu fekkee ne amul déjà disposition ci constitution bi wax fan la ñu war a jaaree pour def intérimu président bi bu fekkee ne président bi dafa am ngan. ci fàttali njiital réew Gabon Ali Bongo gannaaw ba mu amee AVC ñu ngi ko hospitalisé. niki ñaar fukki fan ak ñeent weeru octobre ba nëgëndi ci Riyad ca Arabie Saoudite cour constitutionnelle bu Gabon daal di nag jox sañ-sañ vice président bu réew ma ngir mu jiite waaye itam woote ab conseil des ministres gannaaw ba mu yokkee ab alinéa ca l'article 13 bu constitution bu réew ma mu di ndogal mi nga xam ne nag jaarale wuñu ko ci yoon suñu sukkandikoo ci professeur bi nga xam ne xelam dafa màcc jëm ci wàllu woowee di Babacar Gueye. Aw Diop jërëjëf kon Guinée Bokar Alpha Kane ca Guinée ka fa toog di ndawal RFI ak AFP amatul sañ-sañu liggéey fa. waaw amatul sañ-sañu liggéey fa ndax fan yi ñu weesu xam nga dafa am ñaari waxambaane yoo xam ne dañ leen reyoon ci ay manifestation moom nag mu def ci l'enquête ba mu defee enquête bi mu dem waxtaan ak seen i mbokk dajale information xibaar yi ñu ko jox yépp mu woo nag autorités yi. parce que xam nga journalistes yi ni ñuy liggéeyee da ngay déglu ñaari boor yëpp. pour mën a def sa liggéey. bi mu dégloo jege ñaale ñaari waxambaane yooyu woo autorités yi mais mënu leen jot yónnee ay message mënu leen jot mu woote mënu leen jot mu dajale kon la mu jotoon a am génne ko. ba mu ko génnee nag ministère de la défense ne lii boowatul bu ñu ciy jógul dina tasum réew parce que mënuñu xëy rek nii jël ay nit. jox leen parole ñu ne ay militaires ñoo rey seen i doom et cetera et cetera. ba tax na ñu jël ndogal ne dañuy dindi autorisation bi ñu ko joxoon pour mu liggéey ci réew ma waaye dindi boobu du ni ñu koy waxatee du yàgg ndax février 2019 bii rek dinañ ko teggi mu mën a continuer liggéey waaye li wóor mooy loolu fu mu nekk ni dindeegum nañ ko donc mënatul a liggéey en tant que journaliste foofu ca Guinée. muy doon loo xamante ne nii bu ñu sukkandikoo ci li weesu lu waroon mën a ñàkk la ndax kuréel ga ñu dénk banqaasu nguur gi di nekk lépp di jëm ci wàllu jokkoo olu woon na mbooleem kilifay tas xeetu xibaar yi pour ñu waxtaan ci anam yi ñuy liggéeyee ngir sàmm jàmm ak daluk réew ma. mi ngi noonu xam nga Guinée fu mu nekk nii dafa am situation bu xaw a tendue bu fa nekk une crise daanaka manifestation yi bëri na syndicats yi ñu ngi ci biti opposition bi tam ñu ngi ci biti coow la daal bëri na lool ba tension bi daal xaw na metti moo taxoon waa ñi nga xam ne ñoom la ñuy wax haute autorité de la communication ñi nga xam ne ñoo yor wàllu presse bi foofu ñu dajale patron de presse yi pour waxtaan ak ñoom pour ñu am li ñuy wax li tubaab di wax sens des responsabilités xaw ma nag ni ñu koy waxee ci wolof man nag mooy fexe rek ba di bañ a wax lu taalum réew. voilà di ko wax
ci anam yi mu waree. mi ngi noonu donc sens des responsabilités ak ñu topp tamit charte bi nga xamante ni bi moo tënk seen liggéeyu journaliste muy teg ko ci dëgg teg ko ci yoon bañ a ci indi parparloo. donc présidente bi nga xamante ni bi moom la ñu dénk haute autorité boobu ñu di ko wax Martine Coly nañu déglu moom li mu wax ci mbir moom. la plupart. umpalewuñu nag ne am na ay taskatu xibaar yu xarañ yuy def seen liggéey ni mu waree. waaye tamit am na safaan ndax am na ay taskatu xibaar yoo xam ne seen raxas day fëkk ndab di def naka sa dul noonu te loolu du seen cër. loolee tax na sax ma leen di woo ñu jël seen matuwaay teg yëf yi ci yoon ndax liggéeyum taskatu xibaar li mu laaj dafa bëri. sàmmonteeg ak worma ak teggin ngir ñu ma leen jox seen gëdd. Ceux dont la conduite déshonore la profession. te Mbokar jamono ji ñoom ñu ngay organiser waat seen biir taskatu xibaar yi. waaw parce que ñoom foofu journalistes yi seen organisation bi taxu koo demee noonu mais léegi taxawal nañ benn bureau bu bees boo xamante ni bi moo dajalee journalistes yi nga xam ne dañoo nekk ci presse privée bi foofu loolu ñu ngi ko amal démb ca Conakry liñ ci jublu tamit mooy ñu am convention collective maanaam charte boo xamante ni bi mooy tënk seen liggéey ñu xam kan mooy journaliste ku dul journaliste payoor yeeg yu demee noonu ñu am ko parce que amaguñu ko donc du comme fii nga Sénégal nga xam ne am nañu convention collective. ba mu des code de la presse. bon voilà exactement donc convention collective bi daal li muy tënk mooy métier bi ni ñu koy liggéeyee payoor yeeg yu ndàmpaay yeeg yu ni mel léegi syndicat boobu ki ko jiite di Sidi Diallo moom li mu bëgg mooy journalistes yi nekk Guinée yëpp ànd ak moom ci xeex boobu ba ñu am seen convention collective ñu déglu ko ci micro Moussa Diawara. fi ñu bëgg yegg dana jafe lool ndaxte nag bu ñu waxante dëgg dafa am ak xàjjaloo ci suñ biir ñun ñi nga xamante ne ñooy ay taskatu xibaar nekk ci wàllug privé bi foog ñu jublu ci loo xamante ni lee dañuy taxaw ab syndicat bu ñuy benn la syndicat nag waxi kese yoru ko faw ñi natt waaye tamit di teew ku ci nekk xam ne dañ caa bokk di yëkkatandoo di tegandoo bala ñoo jóg rek dañu xaar ba yëfi ni kat ni jonn du faj dara. C'est maintenant il faut se faire syndiquer. Bokar Alpha Kane kon jërëjëf Khalifa daañu wéy di topp xibaar yooyu surtout au Gabon ca la fa xew aussi dinañ ko topp ba xam fa muy mujjee ak Ali Bongo ci boppam fa muy mujjee moom it ak anam yi ñu koy faral di defee digg bëccëg gu jot gën a yombalal dégg-déggub xibaar yi tel diwaanu Afrique ndax ñaare waa tugal ñoom ñooy wax ci Afrique li fi xew dafa jot nag waa Afrique wax ci li xew ci biir Afrique jërëjëf tigi jërëjëf ci xibaar tàggat yaram ak Seydina Abaké yi Seydina Bagay salaamaaleykum ñu tàmbali ak championnat bu taekwondo muy championnat du monde gaynde Sénégal alxames la ñuy tàmbali. waaw balaa ñu ci jàll Khalifa ñu dégtal sunu mbokk auditeurs yi benn xibaar boo xam ne waa imedia.sn ñoo ñu ko jox léegi muy doog a wàcc muy problème bi amoon diggante waa Wakaam ak waa Mbour ci finalu coupe de la ligue bi fi jotoon a am ba ay nit faatu ci jour Wakaam bi nga xam ni dañ ko boole woon ci ñu tuumaal may nañ ko liberté provisoire loolu nag léegi nii lañ ñu ko xamal. waaw xam naa ci kanam daañ ci gën a dellu si. léegi nag ñu jàll ci taekwondo bi nga xam ni moom nga doon wax sànq. gaynde yi sonal nañu trop laata ñuy àgg waaye mujj nañu àgg si jàmm ba alxames la ñuy tàmbali. waaye noppalikoo ñu looloo ci jafe-jafe bi ndax tey la ñu war a tàmbali kii tàmbali sax mooy Adama Mbaye moom mooy champion d'Afrique en titre mais tàmbali bi dina xaw a métti ci moom ndax xam nga boo noppaliwul ci sport boo xam ne wàllum xeex la dafay xaw a jafe moom nag benn nasaraan benn français lay jàkkaar lool pour jéem a jàll ci tour bi ci topp après moom Abdou Khadir Jeylaani mooy dugg si kooku nag mi ngi doog a bokk compétition international moom junior la bu paree nag Sénégal dafay jouer compétition yi ñuy wax en équipe loolu nag mooy jeexal première journée bi nga xam ni Lions yi ñu ngi koy participer foofu ci championnat du monde bu taekwondo bi. ok ñu wéyandi ba tey ci wàllu football bi yoon ak troisième journée championnat bi Tëngéej FC ak Jaraaf. Jaraaf nag Tëngéej FC moomu dafa mel ni moo ko sonal ci championnat bi ndax ñaari at a ngi nii Jaraaf mënul dóor Tëngéej FC daaw Jaraaf jël na raw gàddu gi ci championnat bi te jëlul sax benn point ci kanamu Tëngéej FC Tëngéej FC da ko dóor ñaari yoon. te Tëngéej am nañ stade bu bees. waaw am nañ stade bu bees xam nga ni ko la doon dóor sori dëkkam bés bu nekkee dëkkam dina metti moo tax nag tey match boobu la ñu nar a bàyyi xel ndax Jaraaf pour mu jëm kanam faw mu dóor Tëngéej FC te Tëngéej FC moom jamono ji ñëpp nee nañ mooy bête noire u Jaraaf. baax na kon ñëw si nawetaan bi. nawetaan bi ñaari doomi nday la. waaw derby la muy kusum ak xandaalu. match bu rëy match boo xam ne fii lañ ko fekk te xam naa fii lañ koy bàyyi ndax ñaari équipe yooyu duñu équipe yoo xam ne équipe yu ndaw lañ. wala yoo xam ne waaw wala yoo xam ne jamono da leen yóbbu. ñoom moom tey nag ñooy daje
match yi d'habitude stade Iba Mar lay am waaye xam nga ñaar ñooñu xajuñu Iba Mar moo tax nawetaan dañ ko yóbbu stade Léopold Sédar Senghor xam nga match nawetaan bu ñu yóbbu fi équipe nationale de football mooy wane ne match bi match bu rëy la match boobu nag ñaari koñ ñoo ko séq koñ yi benn tali moo leen séparé mooy avenue Malick Sy bi affiche boobu nag kon niñ ko waxee Khalifa sànq ay at a ngi nii muy jàll waaye ba tey saa yu yegsee rek nit ñi dañ koy gën a bëgg gën cee farlu loolu nag ki ñu koy jàngatal mooy Aliou Faye moom journaliste la ci quotidien sportif Stade. donc ñoom saa ñuy daje day nekk match boo xam ne match bu métti lay doon daal waajal bi rek beneen affaire lay doon parce que soo duggee ñaari quartier yi da ngay sentir ne vraiment c'est comme si ñoom dañu waajal final alors que benn match quart de finale la tellement waajal bi day métti ku nekk da ngay jéem ku nekk da ngay waajal sa côté parce que dafa nekk benn derby boo xam ne derby bu gën a rëy la ci Dakar pourquoi mu nekk derby bu gën a rëy ci Dakar parce que dafa nekk ñaari équipe yoo xam ne wala bokk ñaari quartier yoo xam ne ñaari quartier yu jege lañ parce que soo xoolee ñaari quartier yi l'avenue Malick Sy moom moo leen séparé te auparavant soo xoolee dans les années 90 2000 dafa nekk ñaari équipe yoo xam ne dañ doon entraîner ci même stade en l'occurrence mu nekk stade Assane Diouf boo xam ne tey ce n'est plus fonctionnel ñaari équipe yooyu foofu lañ daan entraîner kon donc ñaar ñooñu noonu fu ñu tasee rek match bu métti lay doon soo duggee ci quartier yi sax ñenn ñi sax tuddeetuñ ko derby classico lañ koy tuddee quoi classico lañ koy tuddee soo déggee classico ci àdduna bi xel yëpp dañuy dem ci Real Madrid ak Barcelone wala bokk River Plate ak Boca Juniors fale ci Argentine kon donc match bu métti te aussi ñaari équipe yi bu leen fàtte ne tamit internationaux yu bëri jaar nañ. Seydina Aba Gueye basket ak li nga xamante ni moo jëm ci tournoi bi ñuy jaare ngir yéeg ci division 1 bi. waaw Khalifa fukk ak juróom benn équipe ñoo fay dajaloo ñu tas leen ci ñeenti poule lool ci góor ñi la waaye fukk ak juróom benn équipe yooyu ñaar kese ñoo ci yegg si première division basket boo demee ci jigéen ñi fukki équipe la ñoom it ñaar rek ñooy yegg si ci première division basket muy wane ni compétition bu nar a métti lay doon waaye liñ ci seetlu mooy dafa bëri équipe yu jógee ci biir réew mi bëri na lool ñoo ci ëpp. waaye match yëpp Dakar lay amee Khalifa loolu nag di loo xam ne dañ ko laaj waa fédération bi ñu ne leen lu tax équipe yi jóge ci biir dëkk bi ëpp ba pare ñuy defee match yi Dakar ñu ne ñu biir dëkk yi li fa am ci infrastructure bëriwul li fa am ci stade bëriwul te match yi comme dañ koy jouer 1h jëm 20h day tàng duñ ko mën a jouer ci ay terrain yoo xam ne terrain mbedd lay doon ñu ne loolu moo tax ñu dajale match yëpp Dakar loolu nag dañ ciy déglu Atoumane Gaye mi nga xam ni moo jiite commission compétition bu fédération sénégalaise bu basketball. boo xoolee suñu l'avant-dernier tournoi on l'avait organisé à Thiès parce que Thiès ñoom seen chance mooy am nañu terrain yoo xam ne c'est couvert et comme suñu match yi dafay bare day nekk ay presque fukki match ak ñaar xam nga fukki match ak ñaar mënoo xëy di ko jouer ba ngoon même da nga koy boo commencé 8h pour les 20h ngay parewaat mais si diggante xam nga diggante midi ba 16h dafay tàng. loolu rek mooy problème mais bés bu région yi amee ay terrain couvert amul benn problème ñu yóbbu si région yi sax mënuñu la parce que yaakaar ni ñu bëgg mooy développer basket si région loolu rek moo tax ñu indi basket bi Dakar mais bés bu région yi amee ay salles fermées dem si région yi moo gënal ñëpp pour développer daal comme ni ma ko waxee sànq développer basket bi si région yi. Khalifa fii la ñuy yem ak yow ak sunu auditeurs yi ci xibaaru tàggat yaram yi fàttali leen ni tey ñaari match championnat national mooy am ndax bu bokkul ak Jaraaf ak Teungueth FC mi daje Douane dina daje ak Mbour Petite Côte yeneen match yi tamit boo leen duggee ci site imedia.sn di ngeen fa fekk graphique bu rafet bu leen di wanaleeg yeneen match yi ak waxtu yi muy am. ak Mamadou Diagne. waaw Mamadou Diagne. jërëjëf yow di nga dellu see bu ñeenti waxtu jotee ngir ginnaaw xibaar yi ngir lu jëm ci mbirum yoonu gàmmu gi. waaw incha allah rabbi luy programme bi. waaw tey nag dinañ def zoom ci Tivaouane bu ñu jógee Tivaouane dellu Medina Baye bu ñu jógee Medina Baye dem Sikicoor fekk fa taalibe Baye Ñas yi fa nekk tamit. jërëjëf Seydina Aba Gueye ñu wéy ci xibaar yi laataa ñuy àgg ci yéenekaay yi ñiy liggéey ci wàllu karange di liggéeyal ay jàmbur tey ci nguur gi ñooñu la ñuy waxtaanee muy sécurité privée ñooñu rek ñoom ñooy yiir banque yi di yiir kër yi di yiir yenn bërëb liggéeykaay yi waaye di yiir doomu aadama yi seen bopp ñu leen dippe ay vigile donte métti na te payoor gi demeewu ni ndaw yu bari ci la ñu jàpp te loolu nag mënut a wéy jëwriñ ji ñu dénk li bu jëm ci wàllu xëy mi daal di xëyee solo woo waxtaan
ak ñi nga xam ne ñoo ko séq ngir ñu xool na la ñuy fexe ba charte bi tënk seen liggéey ñu gën koo ñoŋal ba mu gën leen a mën a jariñ lël bi mu ngi wëy ndax ci suba la door Adama Anouchka Ba moom demul ca lël ba waaye ca mbedd ma la dem janook ñoom ngir xam ana nan lañ koy dundee ci leeral ñu teewlu ko. ñoo ngi ko fekk ci buntu benn boutique boo xamante ne dafay jaay ay appareils électroménagers ma ngoone di doxantu moom mooy vigile ba foofu mu ngi toll ci ñaar fukki at ak juróom-ñett jot na jaar l'armée waaye yàggu fa tey jii nag mu ngi suturloo ci métier agent de sécurité mu doon liggéey boo xamante ne metti na lool ci moom te it amu ci lu bari. yàq say nelaw nga xëy 7 heures ba 19 heures gardien moom 60 000 65 000 gardien sol nañ de xam nga dama olof laa ne ku njëkk ko yuuxu rek da ngaa ragal quoi waaye mooy loolu. si wetam beneen waay ju toog mbay ay atam xaw a sori loolu mu ñuy xamal ne moom mës naa nekk gardien da daan liggéey nag fukki waxtu ak ñaar ci bés bi te bu weer deewee fukki junni képp lañu koy fay. Sénégal bi xam nga baaxul. ñàkk pexe moom ma si dugaloon rek ndax borom kër mënu toog mën naa leb 10 000 francs wala 15 000 booy dee ma fay ko des ay 35 000 jëndee ration bala ngay dee nga lebaat du la jëriñ dara. si fu soriwul dara si 2 voies Sacré-Cœur yi ñu fekk fa beneen vigile Léon di ñu xamal ne liggéey bi metti na loolu waaye li ko si gën a metti mooy yenn saay dafay dajeek ay nit yoo xamante ne dañuy mel ne ku ko xeeb. des fois nit mën na la fekk fi yaay toog romb la ni mel ni du nit la romb suñu liggéey lay def nit normalement boo ko rombee kay joxoo ko ndikki joxoo ko ay normalement asalaamaaleykum sa normalement mën nga kaa jox loolu sa misiriñ respect sa awma. jëwriñ bi ñu denk wàllum xëy bi mu ngi amal tey ci alxames bi ndaje ak kuréel bi nga xamante ni moom lañu dénk muy saytu ak toppatoo la nga xamante ne tukkee woon na ci ay waxtaan ñeel mbirum kaaraange gardien yi ñu dajal nag ñu ngi am yaakaar ne suñu génnee ci ndaje boobu dina soppi lu bari ci seen liggéey. Adama Anouchka Ba ñu fàttali na daje boobu ubbi lu ñu ko taskatu xibaar yi waaye lu ci ruus rek bu soobee suñu borom bu matalee daañu leen ko àggee ñu àggi leen yéen kaay ñu xëyee ak Assane Top. Tiwaawoon guddi Mawlidu Nabi gañ fa dëgmal moo waral tànki président Macky Sall yegg na fa nag yee démb sang bu tedd ba Serigne Mbaye Sy Mansour dal di koy dalal amal nañ fa ndajek waxtaan gu njëkk so lay xëy dégtal ñi kàddu njiit réew yi yam fa jote yëkkati wane yéene mak bëgg-bëggam ngir joxaat gëdd ak war ma këri dine ci réewum Sénégal Serigne Mbaye Sy Mansour sàkku ci moom ak mboolem Sénégal yi lépp loo xamante ni moo di wàllu ko jàmm buñ ci wane ak càggante nañu fexe lu ko jëmale kanam te di ko suuxat moom njiit réew mi nag l'observateur xëy nañu dégtal aw melakaanam ngir rek desaat ci njombaxtalu ka nguur gi yéeni kay groupe Futurs Médias gi ne kóolute gi ci njiitu réew mi amul benn pa deng-deng wala bokk natable ci jotaat réew mi ëllëg ci biir jaaxal na ko lool taxit nag mu daal di ci sampap laaj jox ci kàddu ku xam-xam màcc ci wàll wi di yore jàmm ngay àddune ak lu mën a am tamit mooy am njiit ci boppam moo warul am xel ñaar lu moytuwulee loolee rek musiba mi ngi koy yot Karim Meïssa Wade nag gën naa féewale nguur gi ak ku jëkk politique gi bu ñu jàngee yéeni kaay gi di Le Quotidien mi ñuy xamal ne waa Nations Unies yëkkati na ñëpp dogal ngir neenal àtteb créé bi may Karim Meïssa Wade jotaat ay sañ-sañam ci mbilim réew di Sénégal doon kàddu yi maître El Hadji Amadou Lamine Sall nekk ab avocat bi koy layil bokk tamit ci kilifteefu PDS dafa daaneel rek Ismaïla Madior Fall jawdi ji dénk wàllu ko yoon dal di koy fellu faxas loole lépp jàpp ne ay waxi naxas xandang yu tegewul fenn onu yu nag am nañu ak wegeel ci moom waaye nag sañ-sañ ak kàttanam yeggul ci créé yi àtte ba noppi mu di ko neenal yéeni kaay gi tënk ci xatam wu njëkk ne jawdi ji Sall wàllu ko yoon ma ngay amal ak jubbanti waaye waa PDS moom ña ngay tàccoo ko sor xolle ñi jëlaat l'observateur mi ñu dëgtal ndaje ga woon démb ku jëkk politique gi ñoo ko woote woon mooy benn nguuru ko Sénégal rawatina lu jëm ci kopparu réew mi ak nañu koy saax-saaxee ci seen nopp gis-gis loolee la ñu ne daañu ko jébaane ba àdduna bi yépp yëkku nañu xam ne nag campagne électorale ubbeegul ci milem réew di Sénégal noonee la ko jàngate moom yéenekaay gi di Vox Populi di ñu dëgtal taxawaayu Idrissa Seck jamono ji njiitu parti réew mi dugg ba fu gën a ruqe ci réewum Sénégal ngir dagaan baatu askan wi fu nekk la ñu koy seen mooy waxtaan ak nit ñi ba ñu gën a amaat kóolute ci moom ngir ëllëg ci biir lu ñeel jogante tànneefu njiit réew yi mu am ci ndam lu yaatu Malick Gakou atum 2019 ak bokkam amul lu ko ci fakastal Vox Populi tamit xëy na ci mbir mu ni mel moom njiitu grand parti noppi na bu yàgg taxaw di xaar gaay yi ñi tàmbali course bi ànd ak di leeral ne lépp lu yoon doon sàkku ci moom ngir daganal ak bokkam matale na ko bokk Khalifa Ababacar Sall maire bu Ndakaaru bu woon ci jogante tànneefu njiit réew yi ci Sénégal Sud Quotidien xëy na ci dikkaat ak ñun
woon ak ndaje woon démb taxawu Sénégal doon ko amal yëkkati nañ fa seeni kàddu yu dëgg nag di artoo ko dànkaafu ba ci seeni njàqare yu ñuy feesal ñeel doxalinu ko présidentiel yi ñu dëgmal ci réewum Sénégal taxit nag fetliwaat nañu seeni càkkuteef jëm ci Sénat bi ngir la di Doudou Ndir la ñu fa bëggatul gis xarañul ànd ak tamit ay atam sax mayatu ko muy jiite lu ni mel askanu Sénégal nag nekkuñu ci karange jàngal libération yéenikaay ak ñaawteef ga xew démb ca pont de l'émergence yéenikaay gi ne ab soxnaa ngi nii tey làggi na ne ay addu kalpe ñoo ko fa dogale falay moytoo def kati ñaawteef yi ba mujj wadde ci pom bi jural ko gaañu-gaañu yu ni mel yéenikaay gi dañuy xamal ne def kati ñaawteef yooyee nag ba mbir mi amee la ñuy cëppeelu dugg ca dégg ba jege pont ba ngir làqatu waaye nag ci xarañtee fukk way takk deri mujj nañ leen faa seppit ba teg leen loxo tribune yéenikaay nam xalimam jëmale ci wàllu ko tàggat yaram may xel Ama Baldé ak Gris Bordeaux sama naataango bi ci yéenikaay gi ne Gris Bordeaux nag aw na yoonu dem à la traite bu fekkente ne yombal na naataangoom bi ci combat bi war a dox ci seen diggante ëllëg ci biir. Assane Top jërëjëf li woon ci boppu xibaar yi ak dal ba lépp leer ci mbiri Aïda Mbacké mi taal mi ñu moom moo taal borom këram ba mu faatu looloy bëgg-bëggub AJS di kuréel gu boot ay jigéen yu yëngu ci wàllug yoon di ay juriste ñu doon teggi tuuma ci ne dañu jàppal tànk ndaw soosi di wasin bees jamono ji leeral nañu ne mu ngi nekk ci ab clinique ñu ngi koy surveiller ba aw yaramam gën a amuk tan jëwriñ ji yore wàllug biir réew mi leeral li tax mu daal di oññi waa FRN ci ñi ne woon dañu ñëw xool ci fichier électoral bi ne ñooñi moom du coobareem moom Aly Ngouille Ndiaye waaye ñooñu dañu rek méngawul wala ñu dëppawul ak yoon ci seen kuréel googi te moom bëggul ko koy yedd wala ku koy jalgatiloo aw yoon kuréelug mbootaayu xeet gi ñu ne dafa far lépp lu jëm ci wàllug gàkk yi gàkkaloon Karim Wade ginnaaw leerali jëwriñ ji yor wàllug yoon colonel Sangu Fati Ngom daal dinay feelu Ismaïla Madior Fall jëwriñ ji yor wàllug yoon ndax ne loolu ni mënta ne colonel bi doon liggéey ci kuréel yu ni méngool ci mbootaayu xeet ga doon bind kàggu yi ginnaaw daje yi muy ay rapport kon indi na ay leeral ci wàllug xibaar yi yéen a ngi ci i rajo ñuy woy ak yéen ba nëgër nii ci di ànd ak yéen ci li ngeen yittewoo tigi ci wàllug rajo Khalifa Diakhaté nekkoon ci kàddu gi ci wàllug dëgtal gi Aliou Diassé ci kanam tuuti ngeen ànd ak tonton Ada ak Sila Muñal si seen gan gi di wuyoo Malick Gakou njiitu Grand Parti